Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Media ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñu duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru digg bëccëg ak lu jëm ci école bi waroon a ubbi tey ji ñeel gone yi def examen te ñu dàq ko ba jëmmi jamono démb ci minuit démb kon ci guddi bi ñu ne minuit des na ñaar fukki minutes ca la ñu jotub communiqué bu bàyyeekoo ci ministère de l'éducation nationale ñuy xamle ne daal ubbiteg école googe ginnaaw dogal bu bàyyeekoo ci njiitu réew mi Macky Sall kon danañ ko dàq ba jëmmi jamono dogal boobee nga xamante ne ji jël nañu ko def wi ak defin wi Babacar Fall. ñu njëkkee ci dogal bi njiitu réew mi jël ci boppam li ci doy waar mooy président moo jël dogal waaye ministère éducation nationale moo ci defub communiqué te loola bu daan am bu njiitu réew mi jëlee dogal waa palais ñoo cay wax bu dee communiqué ñoo koy bind. ci communiqué bi nag moom Mamadou Talla ministre bi ñu dénk njàng mi bind ci sax ba bindaale heure bi mu ko signé 23h30 di li doy waar. ndax ci communiqué loola lu mën a ñàkk la waaye xëy na itam dañoo bëggoon wane ñoom kilifa yi ne bi ñu jël dogal bi guddee nañu koo jël bëgg wane itam ne looloo fi sësoon moo tax ñu guddee koo jël te kon bi ñuy jël dogal bi boobu fekk na ay waxtu dong moo des ñu waroon ubbiwaat école yi. bu ñu càmbaree nag dogalu njiitu réew mi ci boppam ci ne aj nañ ubbiteg école gi ñu nasoon tey boo xoolee lii xew ci Ziguinchor di ay jàngalekat yu ñu dañoo am coronavirus mooy lay wi nga xam ni ci la Macky Sall mooy ngir ni tuxal nañ yëf yi ndax ubbite gi ñu namoon tey fan yi yëpp ñu bëri ngi wax ni warasu koo def ndax lépp matewul école yu bëri noppewuñu wanag sax amu fa te xam nañ ne coronavirus ak cet ñoo ànd jàngalekat yu bëri yeggaguñ fa ñu war a jàngalee am na élèves yoo xam ni itam demaguñ ca gox yi nga xam ni fi la ñu war a jàngee nga boole ko nag wàllu wér-gu-yaram lañ ci santaane loolu yëpp dara matu ci tund yu bëri lu ci mel ni thermoflash yi gel yi ak itam masque yi nga xam ni jàngalekat yeeg ña ñuy jàngal di élèves yi dañ ko war a takk ku ne xam na ni lim bi doyul loolu yëpp nag nga yokk ci ne jàngoro ji tolluwaayam ci réew mi warta maye xëy na kenn di duggaat ci école yi di fa dajaloo te xëy na sax loolu moo gën a tax Macky Sall profitoo ca la xew ca Ziguinchor ngir ne daal ubbite giñ bëggoon def tey dañ koy bàyyi ba beneen ndax jàngoro ji mi ngi wéy aw lawam rawat na ci ndakaaru capital bi nga xam ni moo ëppi l'école ëppi ndongo ndakaaru googu moo ëppale ci coronavirus gi ci Sénégal. leneen itam loo xam ne warees na ko dugal ci li tax xëy na Macky Sall dellu ginnaaw ci ubbiteg école gi tey gi mooy école catholique yi nga xam ne ñu ñoom tey bu doon day ubbi duñu ubbi fan yii nu ne nag bii mooy ñaareel bi yoon église bi di safaanook kilifa yi ci ay dogal yuñ jël ci wàllu coronavirus gi ndax bu yàggul bi président ne bërëbu jaamukaayu yàlla yi nañ ko ubbiwaat église bi la ni moom du ubbi ay yosam. Babacar Fall mag mu ne la koy may yaram mooy lay daal xelam loolu yi nga xam ne mooy ubbiteg école gi ñu jàppoon tey jii te daal di koy dàq geeg dàqin wi dees na ko gën a càmbar ak yéen ci njeextal xabaar yi lay doon ci gis-gis. jëwrin gi amee wàllu njàng mi di éducation nationale Mamadou Talla ak naataangoom bi ñu dénk formation professionnelle di Dame Diop ñi ngi amal ab janook taskatu xabaar yi midi demi la ñu ko jàppoon di ko amalee ci sphère ministérielle ba nekk ca Diamniadio dinañu dellu si waat ci lu aju ci njàng mi ñu waroon a door tey ngir élèves yi def examen te ñu mujj ko dàq kon ba jëmi jamono ci jooju la jamono collectif des gouverneurs scolaires du Sénégal ñoom rafetlu dogal boobee njiitu réew mi Macky Sall jël jëm ci dàq ubbiteg l'école gi ci seen gis-gis li ñu gis daal moo di yu bari jàppandeegul woon ngir école mën a ubbi ñu teewlu kàdduy Youga Fally Diop mooy président collectif gouverneurs scolaires du Sénégal ñu déglu ko ak Soda Thiam. daf ñoo bett mais nag bett bu ñu bett amoon nañ jiixee jaaxaar ni Macky Sall est-ce que dina continuer ak kaay nii ñu ngi doon xaar benn résultat si moom mais indi na ko ñu ngi koy jaajëfal si responsabilité bu mu am pour tëj école yi ak njiit bu mu njiite pour tëj école yi en temps parce que tey jii nii gis nañ am na ay écoles yoo xam ne comme ay Matam seen matériel yëpp ñëwuñu écoles yu bëri yoo xam ne seen matériel yëpp réuniruñu maanaam protocole bi yëpp matul daal moo tax it ñu ngi ko siy jaajëfal bu baax si tëj école ak même temps tamit am na élèves yoo xam ne tamit ñibbi seeguñu ay ndongo daara yoo xam ne ñibbi seeguñu seen daara yi tamit loolu problème la bu mag la woon bu mag a mag boo xam ne recensé nañ plus de bul xam élèves yu bëri Sénégal ñibbi seeguñu woon seen région respective loolu tamit métti woon nañu trop moo tax bu mu ko ubbee kontaan nañ si quoi. élèves yi def examen te waroon a dellu tey ji ci njàng mi ñu ne leen baleen ko ba jëmmi jamono am na ci ñoom ñu amuk jaaxle li ñuy ragal moo di at mu niil di année blanche moo tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee bala njàngum ren mi nax saay reportage yu mu kalsum li xoolal sac bi xoolal dàll yi lépp pare na. mu ñuy won ay dàllam yi mu wékk ci miiru kër gi
ci wetu dàll yi nag nemmee ko fa ay kawas yu ñuul. Ahmadou Bamba Diouf nekk ndongo ca classe terminale S2 fii ci Limodak bu Ndakaaru ne déggoon na woote gi njiit yi woote ngir ñu delluwaat ca l'école ya wante ak dogal bi ñu jël ngir dàq bi le ubbite tax na mu jaaxle lool ci ëllëgu njàngam. bu ñu waxee le 2 man amoon naa ci yaakaar mais tey laa bëggoon génn mais sama benn xarit moo ma envoyé message ne ma affaire yi du am mais après man gaw ma ko sax mais après bu ma liiree communiqué bi après dama triste quoi ndax bëggoon naa dellu ndax yàgg na. Sara Keita moom it di beneen ndongo ci classe terminale ci lycée de La Fosse mu ñuy wax ne ak dàq gi ñu dàq ubbite école bi tax na mu jaaxle lool ci programme révision am ngir waajal baccalauréat bi. instant yi moom je suis découragée parce que maay xalaat en fait si je dois continuer à réviser ou pas parce que dans ma tête à chaque fois que je me mets à réviser damay ne mais même su ma continuer réviser mën naa am ñu changer waat date bi. delluwaat ca salle de classe ya ak daje ñi nga xam ñoo di ndongo yi nekk na ambiance boo xam ne ndongo yi namm nañ ko mu nekk benn situation boo xam ne jaaxal na lool kii di Mame Diarra Niane nekk élève terminal ci lycée Ngalandou Diouf bu Ndakaaru. mars ba léegi ñoo ngi xel ñaar ndax dinañ def bac wala duñ def bac ñu nekk ci stress boobu ba léegi amuñu dara lu xam ne leer nañu te sikki saaka boobu ñu nekk moo gën a metti sax bac bi ci jëm boppam ñu bëgg état bi jàppale ñu wax ñu ba xam dañuy def bac wala duñ def bac. yi leen ndongo jaaxle lool la ñu def ci seen ëllëgu njàng mu mel ni lii di année blanche moo ngi xeeñ. loolu waral ñu ñaan njiit yi ñu def seen kem kàttan ngir sauver année scolaire bi. école bi waroon a tijji tey ngir xale yi def examen te ñu mujj ko bàyyi gouvernement bi dàq loole fa mu ko sukkandiku mooy ay jàngalekat yu corona ci Ziguinchor googe ñi nga xam ne ñooy jàngalekat ya fa nekk te di fa jàngale ñoom am nañu kon lu leen mitti ci li seen naataango yooyee amee ci jàngoro ji neexu leen bëggeewuñ ko noone xam le nañu it ne daal matuwaay yëpp jàppandiwul woon ngir école mënoon a tijji bésub tey jile. ñu déglu lenn ci seeni kàddu ci micro-trottoir bii fa Lamine Ba def. doonul li nga xam ne daf ñu bett tey parce que gis nañu nu mu demee woon boo xooloon ni ñu doon andi enseignants yi méngoowul ak jamono méngoowul tax ak sart yi nga xam ne moom la coronavirus doon laajte donc boo xoolee lépp dooree na ci Liberté 5 nit ñi xooloon ni ñu tàncaloo woon foofu amul mesure barrière yenn yi respecté wuñu ko woon donc loolu bu amee tey du doon li nga xam ne daf ñuy bett donc ñun ñu ngi doon xaar ñu tàmbali jàng bi pour ñu mënoon am kóolute ni jàng dina doon am parce que xamoon nañ ni lii lu metti la woon Ziguinchor rek la ñu fësal waaye buñ ko defee pour yeneen régions yi di ngeen gis ni lim bu ñu war a am dina jéggi dayoo donc bu mu jaaxal kenn xëy na tey ñu ngi naan Ziguinchor 10 la mais dañ ko def yeneen régions yi ay Dakar ay Kaolack ay Tamba yeneen ay Kolda ay Sédhiou yëpp nañ ko def ba xam di ngeen gis ni lim bi dina jéggi dayoo xëy na loolu la gouvernement bi xam ni moo tax mu dàgg tey jàng bi te xam naa ni ndogal bu ñu jël nii tey ndogal bu baax la. jusqu'à la veille du 2 suñu inquiétude bi mu ngi ci niveau bu mu nekk parce que xam ngeen ni cas yi ni ñuy multiplier encouragé wul kenn mu reprendre les enseignements donc jàng bi bëgg nañ ko jàngale bi bëgg nañ ko vous avez vu la preuve est que enseignants yi ñëw nañu en masse rejoindre nañu seen poste mais ba tey ñu ngi doon xalaat est-ce que réellement conditions yi nañu réunir pour enseignement yi mun a dox ci dans de bonnes conditions comme nuñ ko bëggee. xalaatu leen ci jàngalekat yu fare ca diwaanu Ziguinchor vision citoyenne mouvement la gu fare ci société civile gi ñoom la ñu àndul daal moo di communiqué bi bàyyi ko ci gouvernement bi am ñum sajj xeef ci jàngalekat wax fa ñu nekk ak it la leen dal mu di jàngalekat yi corona ci diwaanu Ziguinchor waxin wi rafetlu wuñu ko ci seen gis-gis dafa mel ne stigmatisation da caa am Madja Diop Sané kenn la ci kilifay kuréel googee di vision citoyenne ñu déglu ko ci micro Lamine Ba. état du Sénégal nu mu bëggee jël région de Ziguinchor ne région bi dañ fa testé ay enseignants 10 enseignants moom moo tax ñu bëgg a nëgëndiku bàyyi ba beneen yoon li ñu waxoon xale yi yeeg ndongo yeeg ak jàngalekat yi ñu dellu ci salle de classe yi loolu ñun duñ ko nangu dañ koy ñaawlu parce que xam nañ ni bi état bi waxee le 2 la ñuy dellu ci classe yi ba léegi motukaay yu ñu waxoon dara motu ci yu ñu waxoon mesure barrière yi ak mesure d'hygiène yi ñu waxoon dañ koy def dara motu ci dara état bi bu mu commencé yëf yi ba léegi pour ubbite école yi dafa mel ni dafa nekk di tutube dafa nekk di def li nga xamante ne xamul sax fu muy teg tànkom état bi xamul lii bettuñu bu demee ba état bi toog mënul tijji classe yi lii bettuñu pourquoi parce que ñu ngi am ay njiit yi nga xamante ne dafa mel ni dañuy taf yëngal fu ñuy teg seen tànk la ñu xamul te loolu ñun duñu nangu ñuy jël région de Ziguinchor bëgg ko stigmatiser jël région de Ziguinchor bëgg ko def lii bëgg ko teg fi nga xamante ne moom moo tax ñu ne
école Sénégal yi mënuñ leen tijji tey jii yàq nañu deru Ziguinchor fépp ci àdduna yàq nañ deru Ziguinchor fépp ci Sénégal ak fépp ci àdduna. rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Ziguinchor ak fukki jàngalekat yu ñu ne dañoo amee jàngoroy coronavirus bi am ci ñeneen nit ñooñ def nañu ñoom ay test war a xaarandi résultat yi ngir taxaw loole bañ ba joote ja di fa yokk moo waral kilifa yee jiite boobu li diiwaan ak ñuy dénk wàllu wér-gu-yaram ñoom it taxaw ci jëli matuwaay yi bokk na ci maanaam foo xamante ni daal dañ fay def lu aju ci traitement extra hospitalier benn centre bu ñu fa samp ngir taxawu képp koo xamante ne ji dégg nañu ci yow jàngoro ci Lamine ba ciy leeral. ci pexe yi nga xam ne kilifa yi nekk ci région bu Ziguinchor laloon nañ ko jamono ji nga xam ne nag ñu ngi doon waajal li nga xam ne moo di libbite école bi li ñu nasoon mooy fexe ba bépp jàngalekat bi nga xam ne jóge nga feneen boo ñëwee ñu testé la xool ndax am nga joomu jàngoro gi balaa nga duggaat ci biir classe yi waaye dogal boobee daanaka ci téeméer ak ñaar fukki jàngalekat dong lañ ko jot a def ci lu jege junni jàngalekat yi nga xam ne ña ngi waroon ñibbisi ci Ziguinchor ngir dooraat li nga xam ne nag moo di njàng mee njàngale mi jamono ji nag ñu njort ne mat nañu ay téeméeri jàngalekat yi nga xam ne dem nañu fa nga xam ne nag moo di seen bërëb liggéeykaay te amul kenn ki nga xam ne defal na leen li nga xam ne nag moo di test ngir xool ndax amee nañu doomu jàngoro bi am déet buñ sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xam ne nag jot nañ ko taataan ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi bëggoon nañoo woyal liggéey boobee nga xam ne jëm na ci prélevé jàngalekat yi balaa ñoo dooraat li nga xam ne moo di seeni liggéey waaye am na ab pression bi nga xam ne moo tukkee ci syndicat yi di ñaawlu ab beddi bi nga xam ne jàpp nañ ne loolu lay nirool ak li mënti am nag mooy jamono ji mbir mi xaw naa doy waar ndaxte xamuñu ba léegi xaymay jàngalekat yi nga xam ne jamono ji dellu nañ ci seen l'école yi te ñu amee li nga xam ne nag moo di doomu jàngoro bi di coronavirus ak li mënti am kilifa yi bëgg nañu soppi doxalin ci li nga xam ne ñoo ngi ko doon amal ci ndorteelu mbas mi ba léegi dinañ taxawal ab centre extra hospitalier bi nga xam ne bi ñoo lañ koy samp ngir mën fa yóbbu ñi nga xam ne nag am nañ doomu jàngoro gi waaye daanaka feeñul seen yaram Ziguinchor nag jamono ji am na lu toll si fanweer ak juróom malade yi nga xam ne ñoo ngi leen di faj ci coronavirus fukk ak ñaar yi nag doon si ay jàngalekat Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba tey jile docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi directrice générale de la santé xëy na lu aju ci coronavirus beeg bilan bi nga xamante ne ji kon moom la ñu am tey jile lañ ca mën a jàpp daal bokk na ci. cas communautaire yi kon ñi ngi toll ci ñaar fukk test ñi amee corona tey toll nañu ci téeméer bu manqué ñett cas suivi yi ñi ngi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar téeméeri doomi aadama yu manqué ñeent wér nañu ba génn l'hôpital ñu ànd ciy leeral ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di topp te di leen saytu ñaar fukki cas nag moom la ñuy wax transmission ñu jóge ci transmission communautaire mooy li ngeen dégg ñaan cas communautaire te tey jii ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Popenguine am na benn Grand Yoff am na benn Rufisque am na benn Tëngéej Rebeuss am na benn Parcelles Assainies am na ñaar Touba am na benn HLM fii ci Dakar am na benn Almadies am na benn Ziguinchor am na ñett Bignona am na juróom-ñaar juróom-ñeent fukk ak juróom benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëddoon hôpital biñ leen saytoo seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji moo tax ñu ne ñoom wër nañu fukk ak ñeenti cas grave nag ba léegi ñu ngi tëdd ci fi nga xam ne moom la ñuy wax Sowétas ci suñu l'hôpital yi mooy service de réanimation ñi nga xamante ne ñoo tëdd ca loolu hôpital yi tey seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan dale ko 2 mars 2020 bi nga xamante ne ci la mbas mi Covid-19 duggee fii ci Sénégal ñu ngi toll tey ci ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn cas yi nga xamante ne ñoom dañoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoom wër nañu ñeent fukk ak ñett làkku nañu mooy génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne ñoo des si lalu hôpital yi fi mu ne ñu leen di faj ñu ngi toll si junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett. takk bu ñu mën a amee ci coronavirus beeg tolluwaay gi ci réewum Sénégal gannaaw ñetti weer yu mu fi def ci bésub tey gi moo di cas communautaire yi moom mi ngi gën di yokk Ndakaaru it mi ngi jël wàllam bu baax a baax ci cas coronavirus yi Mohamed Ali Mouba. bilan bu tey bi bokk na ci bilan bu gën a bëri ci wàllu cas communautaire ñaar fukk waaye nag loolu mun nañ ko comprendre ak cas yi ñu détecté fële ci Ziguinchor ak Bignona cas enseignant yi fukki ci ñoom positif waaye nag boo jàngatee cas yëpp di nga gis ni daanaka Dakar ba léegi ni mi ngi continuer di concentrer kon cas coronavirus bi zone yëpp zone Dakar yëpp daanaka am nañ HLM mi échappé woon jot na am mu nekk gulet Parcelles Cambérène Grand Yoff Almadies wala Touba
ñoom daanaka chaque jour ñu am ay cas wane nii nag daanaka feebar ji mi ngi law surtout ci Dakar te Dakar itam boo xoolee bu baax di nga gis ni fii moo ëppale ay cas positif Dakar mooy servir ñeneen région yi te loolu boo xoolee bu baax moyen bi mooy daanaka nit ñiy déplacé wu fukki cas Ziguinchor ak Bignona yi ay enseignants ñi jógee Dakar ñoo waral li nu mel naka noonu itam ci Matam premier cas bi fa am benn éleveur bi ñëwoon région Dakar dellu si foofu moo ko yóbbu kon problème bi mooy naka la ñuy concilier daanaka liggéey ak dundu ak virus bi. am na cas communautaire bopp nimmeeku nañu ko ca district bu Koki nekk ca département bu Louga kookee ñu gis jàngoro coronavirus yi ci moom Ndakaaru la nekkoon jóge fa ñibbi Njàmbur fàttali nekkoon boobile diiwaan lu toll ci fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent yu amee corona feeñagum nañu fa leerali Abraham Paul Emmanuel Pouy. Louga enregistré fanweer ak juróom-ñeenteelu kaawam positif bu coronavirus district de Koki la dugg mu bokk ci département bu Louga. muy cas bu njëkk bi nga xam ne district bu Koki am na ko mu nekk ab cas communautaire waa ji nga xam ne nag testé nañ ko positif Covid-19 am 40 ans jóge Dakar lu yàggul dara muy 28 mai bi ñu génn jamono ji nag ñoo ngi koy fecc ci centre de traitement bu hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye centre boobu di dalal jamono ji ñaari patient benn patient bi moo ngi bokk ci cas positif yi nga xam ne Linguère lañ jóge région bu Louga am ci lu toll fanweer ak juróom-ñeent cas positif bu coronavirus fanweer ak juróom benn nit wér ba ñibbi seeni kër ñaar nekk sous traitement ak kenn koo xam ne dafa ñàkk bakkanam suñ jëlee district yi nga xam ne coronavirus moom la laal muy joxe district bu Louga am fanweer ak benn cas positif bu coronavirus fanweer yi wër benn nit ñàkk ci bakkanam district bu Koki am benn cas positif mu nekk sous traitement jamono ji district bu Linguère am juróom benn cas positif juróom yi wër nañu kenn ki nekk sous traitement district bu Sakal am benn cas positif kooku wër na ba ñibbi këram mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. commune bu Sindia nekk ca département bu Mbour am na ka corona bu njëkk ci jamono jooj askan way yeewoo ca tund wuy di Dias Ngaan ñoom lu aju ci médecin chef boo xamante ne ji Popenguine la bàyyeekoo demoon fa ngir doon def ngir kon doon seeti ay ñu amee corona te ñu toll nañ sax ci ñett dañ koo dàq mu do maanaam dañ koo wàññi loole ci jamono jooc diwaan ba ni muy ko nañu fa ka coronavirus leerali Abdourahmane Diallo. ñetti cas contact yu dëkkee commune Diass nee nañu ñett ñoom duñu génn seeni kër ngir dem faju ji ñu dëkkee ci village Diass Ngam ñoom it ñuy xamle ni duñu bàyyi kenn ñëw jël si ñooñu foofu ndax nag jàpp nañ ni ñett ñooñu dara dalu leen ñoom ñooñu sax dañu bokk ci contact ñaari cas communautaire yi nga xam ni ñoom lañu enregistré woon ci commune bi mat na léegi fukki fan fi mu ne nii nag kilifa yu yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ak autorité locale ak administrative yi ñoom ñëpp ñu ngi toog di waxtaan xool ba xam nan lañu war a mën a def ngir jëli malade yooyu ñu sax ànd ak takk der yi ci jamono jooju commune Sindia muy door a am nit bi nga xam ni am na feebaru coronavirus di ab soxna bi nga xam ni ab restaurant la yor moom sax bokk na ci cas communautaire yi nga xam ni tudd nañ leen tey jii te ñu répertorier leen ci district sanitaire bu Popenguine fi mu ne nii nag benn nit rek la ñu daal di teg loxo ci ay contactam mooy jànqam bi li ni mel sax a tax kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci dëkk bi di ñaan képp ki nga xam ni demoon nga ci restaurant boobu ci fan yi ñu génn nga daal di dem ci ay bërëbu fajukaay ngir nga xool sa yaram loolu rek ngir moytu feebar bi daal di law ci Sindia ak li ko wër bi coronavirus duggee ci département bu Mbour le 12 mars ba tey jii ñaar fukk ak juróom-ñetti nit ñoo daal di am ci feebar boobu te tamit feebar bi laal na lu toll ak juróom benn commune fi mu ne nii nag ñeenti malade rek ñoo wéragul. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane chauffeur ak transporteur yi ci diwaanu Njaareem tey jii dañoo xëyee amal ab doxub ñaxtu la ñuy xultu moo di daal tëj gi ñu tëj yoon yi la ñu bëgg ñu daal cay dellu gannaaw tijji leen bu ko defee ñoom it ñuy mën di doxal seeni dem ak dikk mën di liggéey bëgg nañu it jëwriñ gi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu transport ñu tekki ndombal tànkam ndax jàpp nañ ne amaluñ ko njariñ Babacar Diouf. ci Diourbel chauffeur yi ak transporteurs yi yemuñu rek ci grève tegale seeni loxo toog di xoole danoo doxub ñaxtu jëm ca gouvernance bëgg koo jox li nga xamante ni moo di seen doléance ñoom li ñu bëgg mooy ministre bi nga xam ne moom moo yor secteur bi mu tekki ndombal tànkam. Omar Youm na démissionné ministre bi dañoo doyal ci moom na démissionné président Macky Sall ministre bi na démissionné moo ñu toroxal soxlawuñu ndimbal yi dañoo bëgg a liggéey ba dimbal ñu daan dimbale ñun état mosuñoo dimbale ñun liggéey suñu bopp rek lañ gëm. ñoom nag leneen loo xam
ne ni ñaan nañ ko président Macky Sall mooy mu fexe seen liggéey bi ñu tàmbaliwaat ko ci jàmm mën di dem ak dikk ni ko ñeneen ñi di defee. pour état bi ni mu def secteur yëpp ba kenn ku ci nekk mu lijjanti la ba boole la ak ay mesures barrières yoo xam ne yaa ngi koy def sa activité di dox ñun loolu lañ bëgg mu defal ñu ko parce que ñun amuñu salaire amuñu lenn ay kër lañ yor ak njaboot yaakaaruñ lu dul suñu liggéey ñu téye ñu pendant lu mën ñetti weer ñu toog duñ toog suñu kër ba dee nag balaa ñoo toog suñu kër ba dee ñu génn ñu rey ñu ci mbedd mi bañ jeex ndax toog di xaru moom duñ ko fekk nañu rey ñu jeex wala ñu tëj ñu ci kaso bi ñun ñu ngi nii dox jëm gouvernance buñ demee wax fa suñu doléance wala ñu kar ñu jàpp ñu yóbbu ñu police pare nañ pour lépp ndax néew moom du taamu armée luñ ko yóbbu ndax sonn nañ. ci njaaram nag transport bi loof na fi lool ndaxte oto demul dikkul taxeek li nga xamante ni mooy yeneen oto yi kenn dawul jakarta yi ñoo jël seen place. Diourbel RFM Babacar Diouf. ci lu ko soriwul dara mu di diwaanu Touba chauffeur ak apprenti yi yore horaire yi tey jii dañoo xëy wane seen bopp taal nañu ay pneu ci rond-point bu Touba ñaxtu fa xultu fa ñoom it li leen mitti daal mooy yoon yi ñu tëj mënatuñoo liggéey wata munta dem mënta dikk la ñu ne mënatuñu ko muñ nañu tijji yoon yi bu ko defee ñu mën a dellu ci seen liggéey manifester yi police moo ci mujjoon a wàll si ba tax sax daal di tasaare kon ña doon manifester foofee. gerew bi transporteur yi xëyee tey seetlu gi moo di ci diwaanu Kaolack topp nañ ko fa bu baax a baax amul benn wata boo xamante ne ji kon yëngu nga ca gare routière ya fa nekk askan wi nañu mujje moo di dellu ci moto jakarta yi ngir kon di mën di dem ak a dikk Ibrahima Diamé reportage. wéccoo waxtaan discussion bu ndaw ak ñii di coxeur yi ñu fekk fii ci bërëb yi pour mën a xam nan la grève bi tëddee fii ci gare routière bi ñuy duppee garage Nioro. fii nag benn auto de transport en commun doxul du njagañaay du 7 places buy dem benn bërëb boo mën a xalaat. moto jakartaay kay ñoom ñooy nëbbatu di yëpp di yóbbu gay. parce que boo bëggee dem Kaarang sax ñu yóbbu la boo jubóog yoon. wax bi daa bëri da ngay yëpp client nga dem sa yoon moo gën. justement kii di Abdoulaye Ndiaye ay atam war a weesu tuuti fanweer fii la yëgee grève bile waaye foo mu dem côté frontière ba poste Kër Ayib te jakarta yi la ci yaakaar. fu mu toll nii kenn nanguwul dem quoi. kenn nanguwul dem. waaw maa ngi bëgg a dem ba poste Kër Ayib nii. ba poste Kër Ayib. faw nga dem quoi. waaw loolu moom foog ma dem moom. waaw maa ngi xool peut-être benn pexe bu may def bu fekkee damay def par étape dem ba Nioro après xoolaat foofu xool ci jakarta yi xool nu ma koy kiiwee. di wane ne kon grève bi la topp nañ ko bu baax a baax fii ci Kaolack muy gare routière bi ñuy duppee garage Nioro moo xam beneen garage ba ñuy duppee garage Dakar Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé ngeen di ànd ak rajo Futurs Médias di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du une heure fegg na ñaar fukki minute ak juróom-benn ca Ngaabu. RFM rajo askan wi. Ousseynou Diop di waa ji ñu tuumaal ne moo fitaloon taximaan bi mu faatu loole atum 2016 la woon ci station bu nekk fële ca Yoff moom Ousseynou Diop taximaan bi mu fetaloon mu faatu Ibrahima Samb la doon wuyu layoo bi nag tey ji la ko tribunal waroon na lijjanti waaye dàq nañu ko ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin la tax ñu dàq ko moo di dafa am pompiste yu doon liggéeyee ci station boobee ba waaja di fetal taximaan bi ñooñ la ñu ne dañoo war a ñëw ngir teemuñu ci yëf yi wax li nga xamante ne ji moom la ñu gis ca bés boobilee SYTJUST di syndicat gi jabooti liggéeykat yi ci wàllu yoon ñoom la ñuy ñaawlu mooy doxalinu ministre de la justice gis nañu ne daal dafa indi day naagal ci lu jëm ci jëfe accord yi nga xam ne signé woon nañu ko seen digg ak état bu Sénégal te mu jëm ci seen plan de carrière ñoom liggéeykat yooyee bëgg nañu taxaw ci des di teewlu ki gàlloo seeni ñaxtu di chargé de revendication maître Ahmed Touré lay wuyo jokkoon na ci ak Alaaji Njogu Jeen. appel bi nga xam ne président de la République lancé na ko pour ñu reprendre les activités dans les cours et tribunaux ñun ànd nañ ci malgré nag le fait que sunu ministre jël benn matuwaay pour que mesures yi nga xamante ne bi les autorités sanitaires évité nañ ko les mesures barrières ñu mën ko accomplir malgré tout ñun dellu nañ ci tey ci ëttu attekaay yi pour wéyal liggéey bi ñu ci féliciter monsieur le président di ko wan ne ñu ngi ci ginnaawam pour jàppale ko ci loolu waaye ñu profiter ci également pour dénoncer li nga xamante ne bi mooy taxawaay bi nga xamante ni suñu ministre mi ngi ko taxaw bi mu ñëwee ba léegi daanaka amul benn jéego bu ñu def ci wàllu matérialisation accords yi ñu amoon ak gouvernement bi formation bi mi ngi tàggatémbe te malgré si texte yi signé woon nañ ko ba waroon tàmbali formation bi au niveau du centre de formation judiciaire ci wàllu payoor yi président de la République joxe woon na ay instructions pour que mook ministre des finances ñu toppatoo ko mais suñu kilifa gi daal moom dafa boobu ba léegi daal taxawaay bi mu taxaw nekkul taxawaay bu baax te ñun gën nañu ne bu dul woon pandémie bi nga xamante ne bii
daf ñu exiger benn attitude bi kon heure bii ba tey ëttu attekaay yi ñu ngi ci ay jafe-jafe waaye ñu koy wax ne ko jot na nag li nga xamante ne mooy déggalu président de la république mu wéyale ko ndaxte loolu yëpp ñu ngi jublu rek ci fexe ba sénégalais yi mën a jot ci seen justice. RFM bitim réew. dellu dalalaat soxna Anna Rochalita Lopez Faye ci xibaari biti réew yi. maa ngi dellu di leen nuyu ñu tàmbale ko ak situation bi ca Guinée Bissau mi jànkonteel moom itam ak mbas mi di Covid 19 jàngoro ji ba mu feeñee ak léegi foofee ca Guinée Bissau gis nañu ne lu tollook junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti nit amee nañ jàngoro ji juróom fukk ak ñett génn nañu l'hôpital waaye juróom-ñett ñàkk nañ ci seen bakken niñ ko gisee ci yeneen réew foofee itam ñu ngi jànkonteel situation économique et sociale bu métti loolee waral sax kon ngir jàppale kilifa yi ca Guinée Bissau réewu Sénégal daal di joxe yenn ci ay matuwaay yu ci mel ni ay lekk ngir askan bi nga xamante ne moom moo nekk ca diwaanu Bafata leeral yi ak Nawa Mankali ca Bissau. bu mu doon wax ci cérémonie bu réception bu doom boobu ci région de Bafata nekk ci l'est de la Guinée Bissau ministre Bissau guinéen bu agriculture ak développement rural tudd Abel da Silva dafa gërëm coopération boo xamante ne moo am ci secteur bu agriculture diggante Sénégal ak Guinée Bissau. li Sénégal defal Guinée Bissau vraiment ci turu Guinée Bissau laa koy wax ñu ngi sant Sénégal di ko gërëm ñu ngi bàkk surtout président Macky Sall ndax jëf ji mu def rëy na ci ñun lool te dafa xam ni ay dëkkandoo dimbalante moo ci war ndax bu ñu bëggee suñu réew yi dem fokk ñuy gestonte di jàppalante. ci wàllam ambassadeur bu Sénégal fii ci Guinée Bissau tudd Ngor Ndiaye xamante ni moo doon représenté nguur sénégalais dafa indi njëriñ coopération diggante ñaar réew mi. dama fi ñëw ci turu président de la république bu Sénégal Macky Sall ak ci turu professeur Moussa Baldé di jëwriñ ji wàllu mbay mi indi fi rek ndimbal lu ndaw xeeb nañu ko sax lu Sénégal di jàppale Guinée Bissau ci wàllu mbay mi xam nga dëgg la Afrique suñu réew yi amuñu doole waaye nag fi ñu tanante war nañ di mën a jàppalante ndax bu ñu bëggee développé faw ñuy jëfandikoo li nga xam ne moom la ñuy bay te gis nga feebaru coronavirus bi dafa wane ni faw ñu soqali suñu mbay ci suñu réew yi ci wàllu woowu nag la Sénégal xam ni am na fu mu mën a taxawoo Guinée Bissau ma indi woon ndimbali rek yët leen ko. donative bi muy composé ceeb gerte ñebe ak fertilisant Noa Mankali Bissau RFM. ci jamono mbas Covid 19 bi ñu dund nag République démocratique du Congo mu ngi jànkonteel itam épidémie Ebola ci diwaanu Bandaka République démocratique du Congo war a jànkonteel itam épidémie rougeole bu gën a metti ci àdduna bi yépp mu ne day ministre congolais bi ñu dénk wàllu wérgu yaram mu ngi dalal xel yi. Eteni Longondo lay wuyoo ñu déglu ko ci micro suñu naataango yu BBC Afrique. En plus de la pandémie de la Covid-19. bu weesoo mbas mi di coronavirus suñu dëkk mi ngi jànkoonteeli beneen feebar bu ñuy wax Ebola ci bërëb bi ñu woowee Équateur épidémie boobu nag tolloog fukkeel benn yoon bu muy dugg fii suñu dëkk waaye nag warul tiital lii di askan bi ndax yàgg nañoo jànkoonteele ak moom am nañ matuwaay yu doy ngir dakkal ko ak it ay nit ñu xarañ yu si mën a jàpp. La survenue de cette dernière épidémie ne devait pas ébranler nos populations. kon boog ñu ngi leen di ñaan ngeen bañ a jaxasoo wala ngeen ci am benn jeexi jaaxa ndax lii di ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi jël na matuwaay yëpp ngir jànkoonteer jàngoro jooj di Ebola. À la maladie à virus Ebola. ci épidémie Ebola bu bees boobulee ñeenti nit jot nañ ñàkk seeni bakken fitna bi mu ngi woy ba tey ca États-Unis lu ëpp benn semaine gannaaw faatuk George Floyd gannaaw bi ko police tegee loxo fële ca diwaanu Minneapolis autopsie officielle bi lu mu wax mooy di dañ ko faat gannaaw nag ay fan yoo xamante ne ñu ngi fay nemmeeku fitna ci ay diwaan yu bëri président Trump yëkkati na ay kaddu nee na daal situation bi bu continuer nii armée lay woo ngir jàmm dellu si waat foofule
Nafissatou Sila. ci xadar la Donald Trump daal di wax ni nag dina def kéem kattalaayam ngir jàmm ji daal di dellu si foofu ci réewum Amérique gannaaw ay manifestation yu ñu fa nemmeeku moomee sax muy menacé ni nag dina woo armée bu Amérique ngir ñu daal di mën a taxawal lépp luy violence ak lu teguwul ci yoon. Trump di wax ni sax ay junniy soldat ku ci nekk nag yore ngànnaay yu diis ak i policier lay déployer ca Washington ngir ñu daal di mën fee yamale lii di émeute yeeg yenn xeetu pillage yi. président bu Amérique nag jàpp ni sax li jot a xew barki démba gàcce la ngir seen réew muy nag dànkaafu ñi nga xamante ne ñoom ñooy gouverneur yi mu leen di wax ni lu mu gaaw war nañoo mën a dominer fipp bi nga xamante ne nemmeeku nañu ko ci mbeddi Amérique yi jaar fa sax daal di fay yamale lii di violence yi. Donald Trump sax violence yooyee jàpp na ni du lenn lu dul la ab terrorisme intérieur. George Floyd nag juróom-ñeenti fan ci weeru juin gi lañ ko war a jébal boromam fële ca diwaanu Houston fi mu màggee mu di xibaar bu tukkee tey jii ci benn ci avocat wu famille bi am na yeneen ñaari cérémonie yoo xamante ne war nañ ko amal niki alxames gi ñu dëgmal ca Minneapolis fu mu ñàkkee bakkanam waaye itam samedi ca Caroline du Nord fi mu fekk baax. mu nga ko Mohamed fii la ñuy yem ci xibaaru biti réew yi. maa ngi lay gërëm bu baax a baax soxna Anna Rocha jaajëf ba beneen Koro News tey jii ñu ciy dalal Binta Matassi Diallo. lu jege ñaari téeméeri réew ci àdduna bi wërngal këpp virus boobu ñuy wax SARS-CoV-2 mi fi indi pandémie Covid-19 dugg na fa. coronavirus bi daal dinay dugg ci lu ëpp 5 millions doomu aadama ci àdduna bi rey itam lu jege 400,000 doomu aadama lii nag ñu ngi ko jëlee ci xayma université boobu ñuy wax John Hopkins li ci gën a neex nag ci xibaar mooy ne lu ëpp 5 millions wér nañu ci feebar bi nga xam ni mi ngi bàyyeekoo woon Wuhan nekk ca Chine. États-Unis nag moom moo gën a am métit ci mbiru coronavirus bii ndax lu ëpp 20,000 doomu aadama faatu nañ fa. Brésil moo ci tegu moom nag lu jege fanweeri doomu aadama faatu nañ fa. Royaume-Uni tegu ci Espagne Italie ak France naka noonu ñoom itam seeni doom ñu bari faatu nañu ci feebar bi. ñu jëlee xibaar bi ci OMS mu ni France mooy juróom-ñaareelu réew bi nga xam ne moom la feebar bi gën a laal ci bu ñuy wax wàllu cas di juróomeelu réew ci àdduna bi bu ñuy wax wàllu morbidité maanaam ñi nga xamante ni dañoo faatu ci mbir mi gannaaw nag Amérique Angleterre Brésil ak Italie. sànq mi premier ministre bu France daal dinay tweeté di xamal ne dakkal nañu li ñu tere woon déplacement lu ëpp 100 kilomètres boo génnee ci sa kër ba ngay dellu si nee na nag dakkal nañ ko waaye taxul ñu bàyyi seen bopp maanaam loolu tubaab di wax relâchement nee na nañuy sàlloo geste barrière yi masque yeeg yeneen yi ci mel wax na itam moom Edouard Philippe ne aéroport Orly dina ubbiwaat ay buntam 20 fan ak juróom-benn ci weeru juin. beneen information bu bàyyeekoo ca Maison Blanche di dëkkuwaayu président Amérique nee na États-Unis yónnee na 2 millions doses hydroxychloroquine jàppale ko waa Brésil ci feebar bi fa lëmbe réewu Bolsonaro boobule moom it sax tàmbali na déconfiné wu. waaye nag dafay tànn état ya ak ville yi nga xamante ni bëgg nañu ñu génn ci seeni kër liggéey ba dooraat. Espagne naka noonu moom daal dinay yokkaat état d'alertam fii ba 20 fan ak benn ci weer yu ne. am na yeneen cas yu bees ya feeñ ca Wuhan tax na kon ñi am coronavirus ca Chine toll na ci 8,000 doomu aadama. bilan bi nag wàññeeku na ca Espagne waaye yokku na ca Russie. situation bi metti na loolu itam ca Pérou déconfinement ba nag moom ma ngay wéy ca Portugal ca Chili épidémie ba dafay accéléré wu jaaxal loolu nguur ga. Suède moom dépassé na limu 4,000 ñu faatu ci feebar bi. Japon tey jii ci talaata ji am na 17,000 cas Covid-19 mu mel ni nag feebar bi yemul rek ci réew yi ma lim. Inde moom jaanaka xamatul nu muy def moo taxit ñu ni yokk nañu seen confinement ba 10 fan ak juróom-ñaar ci weeru juin mu mel ni kon Maroc noonu itam la yokkee mbir mi confinement wam ba 10 fan ci weer wi ak Algérie 10 fan ak ñett ci weer wi ba tey. virus bi nag mi ngi développé wu ci Afrique ni muy développé woo ci yeneen continent yi waaye ci Afrique ci la gën a yemambaayee mu mel ni Afrique du Sud nag moom fa la mbir mi gën a wulee ñaay juróom-ñetti téeméeri doomu aadama faatu nañ fa mu mel ni kon yeneen réew yi nga xam ni am nañu métti Covid-19 gannaaw Afrique du Sud Égypte la ak 25,000 cas. Nigéria moom nag cas confirmé yi dafay gën di yokku dépassé na tey jii 10,000 cas.
Afrique sawu jant Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ne itam Covid 19 bi mi ngi fay lëmbe tey jii rek yegg nañu ci 40 nit ak ñett yu faatu 4 junniy cas coronavirus fukki diwaan ak ñeent yi nekk ci Sénégal yépp feebar ba dugg na fa moo xam cas contact la moo xam cas communautaire la wala cas importé jaaxal na nguur gi ba sax ñu jël dogal yóbbuwaat ba jëmmi jamono ouverture école bi ñu jàppoon tey pour élèves yi nga xam ni dañoo nekk classe examen. RFM nit yi yéenekaay yi. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ubbi tey jàng tey gi ñu bëggoon tey ci ubbi tey tëj démb la mujj la Sénégal nañu état annule tout talaatay tey ji ñaari fan ci weeru juin ci la ñu waroon a ubbiwaat école yi ngir élèves yi waajal examen war a dem jàngiwaat waaye dernière minute ca la ñu ko reporté dàq ko ba jëmmi jamono Soleil national xëy ñu wax li tax ñu dàq ko ubbil yéenekaay bi ci jàngalekat yi waroon a dellu ci njàng mi dafa am ci ñoom fukki jàngalekat yu corona ci Ziguinchor fa la ñu nekk moo waral état bi ne du jël benn risque ba muy dugal élèves yi ci guuta Libération xëy dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk wax ñu ne li toxal ubbiteg école gi ba jëmi jamono moo di dañoo nimmiku fukki jàngalekat yu amee jàngoroy coronavirus gi ci Ziguinchor Libé teg ci baaxe ñu pexe yi gouverneur bu Ziguinchor teg ba tax joota ji yokkul wax nañu ne am na lu ma téeméeri doomi aadama ak fanweeri ñu quarantaine ca dëkk ba Le Témoin nañu borom réew mi di Macky Sall dellooti na gannaaw ci dogal yu mu jël ay cas corona yu ñu dégg ci biir jàngalekat yi ci Ziguinchor moo waral ñu dàq ubbiteg l'école yi ba jëmi jamono Les Échos bind na ubbiteg école yi ci élèves yi war a def examen tey la woon waaye corona bi tax na Macky Sall dàq na ko kañ la école bi tijjiwaat journal bi nañu kenn tanewu la ci ndax ñi ko tëj joxewaatuñu benn date Sud Quotidien nañu lu feeñ cib sëy rek nuyoo woon a ca ngoro ga ubbiteg école gi ñu doon jëm tey ji ca sottiwul biteel bu nekk la mu def rek la saañ bay xeeñ ca départ ga fa la salfaañoo gi tàmbale woon ne ba ñu yeb jàngalekat yi ciy wata di leen delloo ci dëkk ñu war a jàngale fa la jaxasoo geeg pëccëxoo gi tàmbale woon gannaaw loole nag Macky Sall raté na rentrée tayam bi Vox Populi jàppe ko ngandi maami fiasco ba noppi nag nañu du kenn ku dul gouvernement bi ndax moo fi taxaw ne day ubbi l'école bi ñaari fan ci weeru juin ngir élèves yi war a def examen dem waajal seeni examen nit ñi waaj ba ne sugg ñu dem ba desul dara lu dul war a ubbi ay waxtu yu néew des ci gouvernement bi delluwaat ca ginnaaw fukki cas coronavirus yu ñu ne moo feeñ ci jàngalekat ca Casamance Vox gis ne état bi am siiwee la ko def ndax yàgg nañ koo wax ne école bi mënuta ubbi ci jamono yi mu lànk kandaara ne du ko dégg ne ngalañ jaaxaan bu nuppi ne gisul jant bi L'Observateur gis ne li am mu di école bi waroon a tijji tey te ñu dàq ko loolee du ak lajji li ci naroon a topp bu ñu ubbi woon l'école yi moo naroon a doon ak lajji di fiasco gu ñu déprogrammé journal L'Observateur xëy solu dàllam dugg dëkk bi mu di ca banlieue bu Ndakaaru di ca Kaolack Njaareem Louga Matam ba Kees fu ca nekk la mu fa gis moo di école bi jekkuloon ngir mën a ubbi ñu ubbi journal La Tribune fekk fa kàddu syndicaliste bi di Dame Mbodj nee na ministre éducation nationale di Mamadou Talla jot na sëkk mu tekki ndombal tànkam dafa war a démissionné ki démissionné wul départul puusul randuwul demul fenn di coronavirus bi tey lay am ñetti weer ci réew mi L'Observateur nañu ci xëta mu njëkk ñetti weer yoo xam ne amul lu mu wanul askan wi tiital na leen fitnaal na leen faat na leen enquête dina kaay ne ko te nag jeexagul rawatina ci jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus bi jural na ko économie bi réew mi ne Covid 19 gi sëkkatal koom-koom gi tey la wàllu gën a ay transporteurs yi ci réew mi nee nañu mënatuñu ñoo ngi sàkku ñuy bu yoon yi entreprise yi ci réew mi li leen nguur gi santoon mu di ko ci yor ab liggéeykat lu mu laadi ab salaire am nanga ko ca fay 70% weeru nekk loolee journal bi nee nañu ñu koy def bariwuñu coronavirus beeg tolluwaay gi ci Sénégal témoigné nee nañu daj na réew mi kapp région de Matam bi doon bañ na kus néew sax far na daanu corona ba yegg na fa Ndakaaru nag fi la raayub coronavirus bi téene ne ci 3429 cas yi am ci réew mi 2525 cas yépp ñoo ngi Ndakaaru kaa la ci biir kaa Senelec Akilee moom la journal Les Échos xëye wax ñu ne Senelec mooy na ne contrat ba fa Mouhamadou Mokhtar Cissé signé loon waa Akilee bu jàlloon moo di këru courant gi di Senelec rey nañu ko ba mu dee fees ko tong ko journal bi teg ci jukkil ñu juróom benn ponk yu koy dëggal benn ca moo di ca contrat ba dañ cee def ne Senelec day jël personnel am ak infrastructure am ak ressource am jox Akilee équipement yi nga xam ne Akilee moo ko moom yépp Senelec mooy assurer stockage bi ak sécurité am Le Quotidien nañu mag def njekk xam Mouhamadou Mokhtar Cissé mi signé woon contrat Senelec Akilee gi mbambu ci réew mi nee nañu gisee ak Bitèye mi directeur général bu Senelec loolee la bëgg ngir négocier waat contrat Akilee bi ak ki jinaa ci xët mu njëkk L'Observateur xool yi fa lu yéeme te doy waat li mu ñu ne moo xew ca Touba kenn ku jigéen ku ñu naan soxna Oumy Dieng moo faatu mi ngi tolloon ci téeméeri at ak fukk ak juróom-benn waaye ab néew ba ñu ko yóbbee ca margo ba ñu dellusee dañoo fekk ñu jël baaraam yàq lenn ca sikkim ba yóbbu. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis.
benn waxtu du heure fekk ñeent fukki minute ak ñaar ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis la yegg si nañu ci tey jii li ñuy waxtaane ci gis-gis mooy école bi nga xam ne waroon naa tëj tey jii ngir élèves yi waajal examen te ñu dàq ko démb minuit moins 20 ca la ñu jot communiqué bu bàyyeekoo ci ministère éducation ñu ne président Macky Sall moo jël dogal reporté ko ba jëmmi jamono la tax junj nañu ci ay cas corona yu feeñ ci jàngalekat loolee kon bokk na ci li tax ñu daal di koy reporté gis-gis ban ngeen am ci li ñu def ak ni ñu ko defee moom la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak Souleymane Diallo secrétaire général bu SELS Souleymane Diallo maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay jërëjëf. Bounama Sall mi ngi ak ñun ci jokko bi président commission éducation jeunesse sport et loisirs ci assemblée nationale honorable maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant Ndiaye. baal ma dooree waxtaan wi Souleymane Diallo Souleymane dogal bi bett na la. man personnellement su may waxte yàlla rek a tax. bettu ma. ndaxte xamoon naa ne matuwaay bi nguur gi waroon a jël bi ñu remonté information yi au niveau de la base am na déjà école yu bëri yoo xam ne matériel bi fa waroon nekk bu yeggee tamit matul beneen bi tamit xamoon nañ ne état bi gouvernement bi dafa échoué ci transport enseignants yi njëkkee ko fii ci Liberté 5 ci terminus bi conditions yi enseignants yi demoon ñëpp ragal nañ la vraiment loolu mën jur li nga xam ne moom la ministère communiqué démb mooy ay contamination ci ay enseignants loolu nag ñun bettuñu mais li ñu njëkk def d'abord mooy vraiment delloo njukkal jàngalekat yi nga xam ne wane nañu patriotisme ndaxte li leen war def nañ ko ba mat sëkk jël nañu ay risques dem nañu seen poste yi di xaar reprise bi nag nekk na échec kenn donc mooy responsable mooy gouvernement du Sénégal mi nga xam ne jëlul ay matuwaay à temps def pilotage à vue def impréparation benn bi tamit dañuy ñaawlu comité communiqué ministère de l'éducation nationale bi nga xam ne dafa expliquer rapport bi ci contamination yoo xam ne dafa am ci ay jàngalekat alors que ñëpp xam nañ ne déjà jàngalekat yooyu am feebar bi état bi moo tax ba ñu am feebar bi ndaxte conditions yi mu leen di transporter baaxul ñëpp xam nañ ne également au-delà de la contamination jàngalekat yooyu tey matuwaay yi amuloon ci école yi surtout ci wàllu respect protocole sanitaire bi donc loolu moom leer na lañ léegi nag aussi responsabilité état dafa engagé wu ndaxte moo envoyé enseignants yi moo génne communiqué également di stigmatiser enseignants yi tey sécurité enseignants yi fi ñu nekk ci seen lieu de service ci responsabilité état la nekk seen responsabilité sécurité sur le plan moral d'abord parce que dañu lay stigmatiser. seen sécurité également sur le plan physique Souleymane mais également seen responsabilité sur le plan donc sanitaire. Souleymane Diallo. naam baal ma nga leeral ma foofu tuuti lu tax ngeen gis ci stigmatisation xam nga nee nañ fi am na taalibe bu corona ca Thiès nee nañ fi am na commerçant bu corona ca Louga te benn yoon waxuñu waxu stigmatisation lu tax ñu ne fukki jàngalekat ñoo amee coronavirus ca Ziguinchor ngeen gis ci stigmatisation. non dañ ci gis stigmatisation ndaxte déjà avant lii di feeñ. gis nañu fii ay diwaan yu bëri déjà même la région de Matam yoo xam ne déjà rejet amoon na ak yeneen dëkk yu bëri yoo xam ne. bi enseignants yi eggee rek premier sentiment population yi mooy rejet enseignants yi parce que effectivement di yaakaar ne comme que dañoo jógee Dakar dañoo jógee ci dëkk boo xam ne feebar bi daf fi law que xëy na ñii dañoo am feebar bi donc stigmatisation bi jiitu na sax déjà gouvernement bi maintenant li ci gën a naqalu tamit mooy que ne gouvernement bi ci communiqué bi mu def contamination enseignants yi kese la expliqué comme motif de report te alors que ñëpp xam nañ ne au-delà de cette question-là matuwaay yi état bi waroon jël déjà gis nañu enseignement privé kenn jëlu ko en charge donc discrimination am na entre le public et le privé également benn discrimination bi nga xam ne am na fii mooy élèves yi nga xam ne aussi dañoo nekk du privé nekk ay enseignants du privé nekkoon en vacances ñu war a dellu seen poste yi kenn jëlu leen en charge donc matuwaay yi état bi waroon jëlu ko moo tax nag tey mu basé wu ci lii. mu jafandu ci la leen danaa ñëw ci yow Souleymane am na ponk yu bëri yoo xam ne junj nga ko bëgg naa nga leeral ko mais may ma tuuti ma dem ci Bounama Sall Bounama ni ma ko waxee sànq auditeurs yi yaa jiite commission éducation jeunesse sport ak loisir ci assemblée nationale bi nga déggee ne reporté nañu réouverture des classes loo wax alhamdulilah wala safaan wa. déet du ma mën a wax alhamdulilah parce que suma xel mi ngi dem ci xale yi nga xam ni ñoo ngi ci atu def examen te bëgg koo def suma xel aussi mi ngi dem ci
médecins yi force de l'ordre yi homme politique yi citoyen lambda sénégalais yi nga xam ne suba ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi xeex pour yàlla génn fi lii waaye comme tout sénégalais rek niñ ko déggee lañ ko déggee te may rappeler aussi que ni ki jël ndogal li am na ay jumtuwaay yu benn sénégalais amul bu koy permettre mu xam naka lay doxalee. ci ginnaaw loolu aussi ci barki démb doon ngeen dégg ministre de l'éducation nationale mu wax ne Sénégal nekk fi pour benn dëkk ñëpp la fi war a nekkal citoyen yëpp te bépp sénégalais buy def examen war nañoo fexe ba reprise bi ñëpp jëlati ko su ñu demee nag ba gis ci ay jiixi njàkk man jàpp naa ne li gën a sage mooy ñu def lii ñu def nag nan ko jàppee rek li olof tubaab di waxee reculer pour mieux sauter ci biir ni ñuy sauter demee nag nañ fexe ba comme lii suma naataangoo bi wax ñu jël yenn considération yi ak yenn idées yëpp lay ko tame ko xool li ci gën ñu doxal ko waaye bu ñu fii ñu toll daal comme li ko président de la république doxalee woon woote na xalaat ñëpp woo ñëpp waxtaan ak ñëpp ba ñu ànd ne réew mi dafa dem ci guerre nag duñ ca nekk ba pare ngay wax ay wax yoo xam ne day yaaxal mbir mi wala day tax nit ñi ni ñu sawaree woon di leen di wàññi parce que ñaari mbir rek moo fi am xeex moom da ngay xeex ba gañ soo gañee nag après ñu évaluer. ñu xool fan lañ la dóor ak fan nga dóoraate. fan nga dóoraate ak nag nga war a defee. très bien mais leneen lu jaaxal nit ñi moo di. xam nga dañuy faral di wax ne nañ ko def yoo gis nañ ko wax koy jiitu. maanaam lii tey buñ ko toogoon waxtaanee woon ko xëy na duñu ko defee nii parce que lii day nuru làmbatu tey boo jëlee ay bus joxe ca carburant même boo fayul sax jël ay enseignants ñu bàyyi seen yitte yëpp buubu seenu njaboot dem coono boobu dang jooju mitit woo fu mu mujjee mooy la ñu bëggoon banañ ko. est-ce que quelque part aussi waruñu ko woon a waxtaanee d'abord ba am ci takk bu wér soog di ci jublu. waaw loolu ci démarche bi moom am na yu bari yoo xam ni war na gën a mën a ñoŋ. comme on dit aussi la perfection n'est pas de ce monde. nit moom doomu aadama matul. waaye li gën a am solo lecture bu positive bi ma ciy def moom mooy que ne mbir mi mënoon nañoo dem ci témérité jëm ci miir bi xam ne ci miir bi nga jëm nga mbëkk ko. te du amul intérêt kenn donc comme jàpp nañ ni xool nañ ko jéem nañ ko am na yuñ ci manque yoo xam ne dañ koy rectifier nañu jël le temps nécessaire ba nga xam ne suñ koy def waxtaan ak sénégalais yépp ak ñëpp ku ci mën a indi sa gis-gis ak sa xam-xam ñëpp ak ànd ci ba nga xam ne buñ yëkkateendoo ñun ñëpp dinañ ko daan une bonne fois xale yi dem jàngi enseignants yi retrouver seen ay salle de classe ci jàmm ak njëkk ak teraanga parce que loolu rek mooy intéressé. donc su ma la comprendre mooy li ñenn ji wax jaajëfe gouvernement bi ba mu amee mat gu toll ne xam ne lii jëmul kër mu dellu ci gannaaw. waaw mais parce que loolu moom mooy doomu aadama te gérer un état dafay demander subtilité ak lucidité. très bien dinaa ñëwaat ci yow. ils font les bonnes informations. ils font les bonnes décisions. jërëjëf dinaa ñëwaat. bi nga xam ne président bi nga xam ne daal moom moo jël mbir mi yor ko départ ba gis nga ko mu woo opposition société civile ñëpp. donc nañu invité ñëpp ci mbir mi ci liggéey ñu liggéey ko ci nànk ak dal ak xel mu sell jël décision yi gën yi ñëpp ànd ci ñëpp jàpp ci comme ni ñu ko defee woon xale yi dem jàngi def seen examen Sénégal jëm ci kanam. très bien dinaa ñëwaat ci yow honorable juste pour jeexal ak yow mais may ma jeexal rek Souleymane Diallo Souleymane bu njëkk ba dañ doon ragal année blanche am ñu ne noonu nañ ko seet nuñ ko lijjantee élèves yi def examen nañu jàngi tey lañ waroon a dem mujj ñu jàngi ndax conditions yi lépp jàppandeegul mu leer ne fi mu nekk ni ñu bari ragal nañu année blanche am laaj bi moo di ndax yow jàpp nga ndax année blanche dina am ci réew mi déet bu fekkee du am fuñ ko war a jaar. waa kay yaakaar naa décision bu am solo boo xam ne à un moment donné gouvernement du Sénégal war na ko jël mais dafa nekk ci prérogative état du Sénégal mais ñun pour ñun suñu gis-gis mooy que ne éducation nationale waroon na mën a xool ci enseignement supérieur bi nga xam ne ñoom enseignement en présentiel bi yëpp dañ ko dàqoon ba mois de septembre ndaxte tamit sauver école bi am na solo ñun ci njëlbeen dañu ne bëgguñu année blanche bëgguñu année invalide mais dafa am lu jiitu école bi li jiitu école bi mooy bakkanu jàngalekat yi bakkanu élèves yi mooy bakkanu sénégalais yi pour ñun daal loolu moo jiitu moo tax nag tamit même su fekkee gouvernement bi moo xam ban décision lay jël mënuñu ko appal mais pour ñun tant que feebar bi gouvernement bi amul ci maîtrise kenn warul xalaat benn yoon ubbiwaat école yi ndaxte sinon li mu jur nii tey
le 2 loolu lay juraat ëllëg état bi dafa war a jël ay matuwaay te également tey ñoo ngi koy interpeller par rapport ak jàngalekat yi. mais Souleymane gan goo xam ne kañ lay ñibbi aussi mënoo ko xaar de. voilà donc. waaw non loolu la dama ne. mais nag aussi tant que maîtriser pandémie bi tamit mënoo jël risque aussi nga jël élèves yi enseignants yóbbu leen ci école yi parce que boo gisee tey gouvernement bi waxoon na président moo njëkk a wax nañu apprendre à vivre avec le virus mais commencé nañ ko jéem nañ ko dañoo bëggoon apprendre à vivre avec le virus dans les écoles mais lan la jur tey moo tax gouvernement bi reporter rentrée bi reprise bi moo tax nag tamit suñu kàddu leer na tant que état bi maîtriser wul pandémie bi warul jël risque vraiment di exposer santé jàngalekat yi santé élèves yi santé askan bi loolu daal mooy suñu kàddu benn bi tamit boo xam ne moom la ñu mujjee mooy que ne enseignants yi état moo leen fi jëlee woon yóbbu leen seen lieu de service tey ñu nekk ay jafe-jafe na leen état bi encadré na leen état bi sécurisé mais état bi également réunir les conditions ëllëg moo xam ban décision lay jël mu fexe également képp ku bëgg ñibbi sa kër tamit mu faciliter également seen retour boobu. waaw bu ñu fa nekkee ñu bañ faa nekkee ab coono jërëjëf. Souleymane Diallo maa ngi lay gërëm bu baax a baax Bounama Sall. honorable député Bounama Sall bëggoon naa jeexale ak moom ci surtout événement yi bon. malheureusement suñu jokkoo ak moom dagg na ñu ngi koy gërëm bu baax a baax gërëm it Souleymane Diallo secrétaire général bu SELS gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi Abdoulaye Diop moo ne woon ci machine bi réalisation ñu àndoon ceeg Alaaji Ndiogu Diène régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jaa ngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti.